comprendre en plus de ça hip hop fi mu jógee du dëkk bi nga xam ne fii lañ dëkk ñun hip hop mu ngi jógee États-Unis la jógee Bronx la jógee mu ngi jógee dëkk yi nga xamante ni dañu amul ay affaire de arrière pensée ci nit ki mu may saaga wala ñii ñu ngi def lii donc comme ba mu jógee ci dëkk boobu ba ñëw nag ñun su ñëwee suñu réalité dañ buñ ko deful niñ ko war a defee rek day jur tee sante day jur dàgg sante te ñële buñ demee ba di la clash dañuy xool fan moo gën a touchant si sa xol bi fan lañ lay laal nga xamante ni buñ la fa laalee yow soo tëddee nalaw yeewu sa xol bi ak wala nit ñi yëgal la ay dossiers yoo xamante ni c'était top secret yow yaa ko xam ak say famille yow yaa ko xam ak say xarit buñ demee ba di la clash 1 dañuy dem xool sa jabar mooy kan di ci tudd buñ demee ba di la clash 2 dañuy dem xool sa papa sa yaay nan ngeen dundee woon si pauvreté bi ngeen nekk ak tey ñoo di star bi ngay ñoo di lan nga doon tey Pape Sidi màgg na am na kër waa déedéet am na ay rakam yoo xamante ni amuñu wala peut-être génn guñ si ñu ne la kon li ngay jaay waroo ko jaay ndax yow yaa ngi dimbali ci sa rak ñi sonn donc am na ay dossiers yoo xam ne buñ si duggee bu baax a baax dañuy dem ba ñun ñin la sa sutura donc te classe li ma lay wax nii yëpp mooy élément de base yi nga xam ne américain buñ lay classe dañ koy dem wër dañ koy dem seet dañ koy dem saytu ba nga xamante ni day nekk benn dossier boo xamante ni exactement Pape Sidi lay doon léegi nag Pape Sidi kaay ma génne la sa dossier te dossier yooyu noonu après suñ ko génnee Pape Sidi y aura 4 personnes yoo xamante ni dañuy découvrir sa vie dañuy découvrir sa secret léegi loolu soo ko wuññee nga xool ñooñu li ñu gëm ak yow li nga gëm est-ce que di nga xool ni man est-ce que jaar na ko quoi bu fekkee buzz la nga ni est-ce que buzz dina ko jaar ndax su ko jaree après lu may après ma defal ko nit ki ba pare après ma dem tëdd nalaw conscience tranquille léegi ñu ne waa mais yow nga xool si diine bi nga gëm mu nekk chrétien nga mu nekk jullit nga ak loo mënti gëm di nga tëdd nga ni pourtant lii de Jésus digaluma ko wala nga ni pourtant lii de yàlla digaluma ko parce que lii nii su fekkee rab laa bëgg rek wala dama bëgg a génn si musique moo tax ma koy def amul sens donc de ce fait ñu lii ñu xam ni yëpp ci classe demee li ñu xam yëpp ci dossier nu muy demee li ñu xam ci recherche ni si seen technique ki nu muy demee si sosal ko parce que bu fekkee ni jur na ba di ko sos loolu yëpp dafay dem à des affaires après da nga naan est-ce que jaar na ko donc léegi maa xool sama wéy fan laa koy jëmale su fekkee wéy bi classe la parce que boo xasee bâche bi dañ naan da ngaa ragal wala parce que bënatoo classe parce que sa waay daf la jekku donc yow sa première bi bu dalee rek ñaareel bi ñett wax naa la ko te dinaa la ko wax man mos nañ ma classe tak ci guddi gi ma bind ñaari son classe ma dem ba ci lendemain bi ma seet parce que man damay ni may neewee laay ne si mën naa mer mais après day romb après ma ni noo jaru ko parce que boo tontoo benn suba keneen dina ñëw ne la sa bët bu rëy bi nga war ko tontu keneen ñëw ne la sa bëñ bu ñaaw bi nga war ko tontu donc après da ngay dem ba da ngay sonn après si lañ wax ne ñun amuñu temps classe xam nga lan lañ am temps def benn sound bu nice parce que ñu ci bëri mënuñu def sound thème bu mu siiw ñu ci bëri mënuñu def sound thème ba toj dëkk bi ñu ci def bëri mënuñu def sound love ba toj fii am na artistes yu bëri nekk Sénégal mënuñ def benn son love ba mu neex Sénégal yëpp mënuñ def benn son boo xam ne dañuy woy seen yaay sax ba mu neex seen yaay nga bëgg léegi nga ni kooku ngay classe la amul sens après tu te dis xaar ma dem Ara, ma question je vais la reformuler parce que comprendre naa lii ci yéen parce que c'est pas la première fois ma leen di interviewer ngeen may wax ne ma ñun on préfère ne pas clasher dafa am lu ñu gëm ma ne est-ce que toog ñàkk a clash boobu ngeen ñàkk a clash te pourtant je sais que yàgg nañ leen indil ay tous ay birig kabaleen ngeen jot xeer yi. parce que 3G nga 3G répété 2G nga yor. 2G yéen a yor 1G nga naan lan waa d'accord ma ne yéen clash yi ñu leen di clash des fois je sais que dafay métti mais yéen du ngeen si bëgg a répondre mais léegi ñàkk réponse boobu déjà lan la leen indil est-ce que bi ngeen toogee ne clashu leen est-ce que am na lu mu leen jural lu gën clash. waaw man clash bi ma ñàkk répondre clash la ma indil quoi ma comprendre nga. clash nga ñàkk waaw loolu rafet na vas-y continue. waaw clash bi ma indil responsable la ma indil nit yi respecté ma da ngay dugg fii soo xoolee nii ci commentaire bi et je respecte les gars qui nous suivent
boobu ba tey waxagoo bàyyi leen saaga yi. parce que ñun saaga wuñ leen te duñu saaga yaakaaruñu ko. loolu kon classe la ak respecté ñi ngay waxal. te xeex bi nga gis moo gën a mag ci kaw suuf xeexu Poutine la ak Trump te jugul kaw. est-ce que comprendre. maanaam yéen ay missile sol ngeen yor quoi da ngeen di liggéey gars yi kon moo tax gars yi duñ jox seen. Pape Sidi yow bis bu ma demoon ba jékki-jékki def la sànni la benn pic bu 10 gàmm. te tudduma sa tur waxuma yow nga ñëw tudd sama tur dinaa ci jàngatee ni da ngaa faible te laal naa sa xol ne la waa. affaire ñàkk fayda yooyu ngeen dugg. d'accord. nee na waa affaire yi génne ko dem may si doomu aadama yi parce que soxla nañ ko te tey ngay seetlu ni tey la ko nit ñi gën a soxla parce que tey la àdduna tey la dëkk bi gën a dëgër. tey la àdduna bi gën a dëgër tey ngay romb si mbedd bi koo xool rek da nga koy gis nañ sa ba jeeg sax mais boo ko xoolee bët sax mu ne la bàyyiwuma dara kër ga mu ne la awuma dara kër ga te tey da nga koy gis c'est des centaines de personnes dans la rue ngay gis ni ñi ñëpp dañ ko soxla. tey mu ne kon yow mi mën a jël dara di ko def daara yi. bu la yàlla dimbali woon ak xéewal gu bëri duñ ko gën a jël gën leen ko jox parce que ñoom ñoo ko gën a mérité. déjà en chiffre. waaw damay waxaat rek. pactole bi ngeen yóbbu si daara yu bëri ànd ak préfet defe naa bu Mbour. ak quelques autorités ngeen ànd ak ñoom. j'ai vu les images j'étais fier boobu j'étais en train de faire une émission Covid-19 sensibilisant j'ai fait passer même les images à la télé en disant. Regardez l'exemple de Akhlou Brick Paradise. Amna sen lolu ça devait coûter environ ay combien lolu ay montant ñaata la woon ay 2 millions 1 million 500 3 millions. non grawul ñi tax mu feeñ maanaam lépp looy def rek dafa war a am li nga xamante ni moom mooy seede maanaam nit buñ ko tegalee boolu ceeb mu dem ci kër nekk fa gan buñ ko tegalee boolu ceeb bu desit boobu day seedeel ki toog bu ne kii kat suur na waaye boo ko lekkee ba te fuuf jeex tàkk mu xool du ko wóor ndax suur nga am déet loolu rek moom moo waral suñu photo yi génn pour ñu xamal ne ñii kat au moins def nañ waaye ñu ngi ñaan ñeneen ñi mel ni ñoom daal di roy ci lii pour mu gën a baax mais dañoo amul yëkkati naa tant de lii def ko ci tant de lii tey bu ma ñëwoon ne la yëkkati naa 50 millions def ko ci man normalement impôt daf maa war a topp dama commencé di dagg impôt. si yaa ngi dagg impôt da nga ko yóbbu ak ci benn weer impôt daf la war a topp. dañ la war a bind ku fi bind da nga impôt 100 millions dañ la war a noté. léegi chaque weer day gagné 100 millions. donc. xeex bi du jeex il faut que ma sàcc wax gars yi benn affaire ne am na benn bombe mais bon bàyyi ma yem ci foofu parce que sinon rek après gars yi bu ñu saytaane bu xamee fa nga jëm te mu karal alors les gars l'émission va bientôt se terminer hein. Il ne reste pas beaucoup de minutes 5 minutes album bi sax ni ma koy dégloo man album bi ñu dem dégloo ji ko noonu des fois nag ma yem si Baaba Maal après hello bi jàpp ma sama ma téye ko fa nag ba yegg fi ma jëm naa ne man benn son rek laa mujj déglu dafa ma nekk quoi xam nga donc c'est un album plein de bons titres donc je vous invite vraiment à aller streamer l'album est disponible sur les plateformes de téléchargement légaux. Bismillah. album bi mu ngi si plateforme yëpp du fu ko gars yi bëgg jëndee bu leen dem jënd yëpp album bi dugg na fépp. D'accord alors Deyza naka ngay j'espère. bon man nag li ma leen di conseiller mooy marié bu ne na dëkk ak célibataire dafa nekk. boo bokk foofu pour yenn saa yi boo bëggee dawaale gisaale ko ñëw rek ba wékk ko lépp ngeen toog waxtaan. non seen bi. non ndeysaan. xam nga boo amee gauche
da ngaa war a am droit man kii mooy sama ndeysaan droit quoi. ndeysaan ndeysaan macha non allah yow kii nag ku baax la kii ku baax la. Pape Sidi. déjà noppi amoo parole grand yi di wax da ngay noppi. yeah. man de lenn moom laa ko bëgg a wax. ara yow déjà noppi ara nee naa la nga dimbali ma ngir yàlla nga vidéol ma ko wala nga filmé nga fotol ma ko muy ataaya. yow mi waa léegi Pape Sidi kaay ma wax la nag. dimbali ma nga fotol ma ko wala nga vidéol ma ko yow amoo parole. boo ñëwee di sellal sikkim naan ay. doxal rek nga ay. yàlla dogal laa la Saxam nga wax. man loolu ragalu ma ko. waaye. waaw bàyyi ba sa deuxième bi taxaw. yàlla ba sa deuxième déglu ma. ma ne laa wax. ma ne. yàlla dafa def. célibat laa boo xamante ni marié may ataaya. déedéet. marié mooy togg jox ma lekk. ñàkk jom rek. moo may jox ma naan. xam nga dan laa yor rek. day ñëw naa ma lu tax day ñëw parfois lu tax doo togg mu tax mën a togg ma ne ko man su ma duggee ci waañ bi rek ci sooli naa damaa amee sinu si attanu ma ay saxaar. yow nag yow mi yàlla may bakkan yu baax. waaw ma ne ko toggal rek di ma jox may dóor. Pape Sidi. waaw booy. kii da di xale. ba pare maa koy wéttali. sinon bu dul woon man heure bi billaay wallaay laa la wax nii de ah tëddi na kii bu dul woon man heure bii nii tëddi na. mais kii am na lu ñu kii dafa war a tëddi ci kilifa lu du yow. Pape Sidi. yow daal la. meewu bone bu la waxal ak waa ji waay muy mel ne njulli ngay mel ne njulli ni toujours un plaisir pour moi de vous recevoir et de parler de tout et de rien. On a une chose comme on vous connaît, stay positive. Restez vous-même, vous êtes vraiment enfin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui seront déployées. Pour ce moment, on a un concert